mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu dooree ak mbas mi lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti doomu aadama am na ñi nga xam ne moo di coronavirus juróom-benn fukk ak benn ñu ngi leen doon topp téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar moo di limu transmission communautaire bi ñaar téeméer ak fukk ak ñaar wér nañ ci bile feebar juróom fukk ak juróom-ñett ñu ngi ci bërëbu réanimation yi fukk ak benn ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ñëw ci Sonko mi nga xam ne dañ koy jiiñ mbirum viol loolu tax na démb partisan wam yi ñu ngi doon jàmmaloo takk der yi foofu sa Dakar am na sax ñu ci jëlee ay gaañu ay oto yàqu nañu ci centre commerciaux itam taal nañu ko takk der yi am na ñu teg loxo ñu ngi xaarandi ba xam ndax assemblée nationale dina dindi immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko ñu ngi koy xaarandi sax ci diiru juróom-ñetti fan. ñu des ba tey ak Ousmane Sonko démb rédaction bi def na ci ab micro trottoir ñenn ñi ñu ngi koy joxoñ baaraamu tuuma ñeneen ñi moom li ñu gis moo di complot étatique ñu teewlu kàddu askan wi ci micro Youssoufa Mané. man daal la ma fi xam problème politique la rek parce que Ousmane Sonko mag mu toll ni moom ñu dem ci ab salle de massage naan day yor ay pistolet ak day ñoom seen affaire bi dafa terre à terre de tout de telle sorte que ñoom daanu noonu d'abord. état bi lu mu def noonu xamul ni moom mi salay lor parce que déjà accusation bi nga xam te ni dafa fondewul selon moi accusation bu mu accusé loolu sax fondewul ci dara parce que nit ku dem pour faju yaramam kese sa waay loolu foog ma gëw ma ni loolu mun na am beneen kii mu tudd inconvénient si lu ñu wax. ak statut mais c'est sa santé Ousmane Sonko c'est un être humain comme tout le monde. n'est-ce pas c'est un être humain comme tout le monde donc bu feebaree bu xamee fi nga xam te ne foofu war na fa dem faju dina fa dem faju. yow ma xam ëllëg du am mais billahi ndey rax boppam bis bu tëddee ndomoñu nday joram dana xam ne ala kulli alin sosal doomu aadama baaxul kii doomu aadama la mais lan la citoyen la am na droit bëgg réew mi man faralu ma Sonko de faralu ma Sonko Macky Sall premier mandat am ñi ko watal si laa bokk mais maa ngi rëccul lii parce que xam naa ne am naa si am bakkaar. mbirum Ousmane Sonko en première instance ma si njëkk a wax laaj xalaat mooy sama gis-gisu bopp man la personnel je parle en connaissance de cause que ne Ousmane Sonko man bu doon man Modou Cissokho du ma dem benn la preuve mooy li tax man du ma dem mooy am na benn casquette boo xam ne bu la ko yàlla may ci réew wala mu may la ko sa kër waxuma sax casquette mais nga nekk kilifa am na milieu yoo xam ne doo fa dugg. parce que man j'entends mal salon de beauté ngay wax affaire massage y a les hôpitaux foo xam ne mën nga fa dem y a les cliniques wala mënul ne nga convoquer la personne nga xam ne il est spécialisé bu fekk ne sa biir kër devant sa njaboot nga jël sa benn néegu interne nga dugg fa def li ngay def ba pare sangu dem sa yoon surtout nag nga nekk nit koo xam ne yaa ngi xëccoo lu day nam réew am ay adversaires politiques yoo xam ne yow conscience ma xam nga ne ñu ngi lay rëpp bul nangu yenn piège man loolu laa gëm ne jusqu'au preuve que il a ses droits na pour doy ay agrément li mu wax yëpp ay waxu politique la mais man personnellement foofu rek laa ko condamné du ma dem mais boo feebaree hôpital lay faj à quoi sert les cliniques à quoi faire les hôpitaux mais mu dem hôpital wala mu dem clinique. Ousmane ak lii ñu ko tuumaal dafa mel ni dafa juum ndax Ousmane dafa nekk xele ba noppi di def politique te di ko defee si réew yu nga xamante ni bi comme Afrique def si politique dafa metti def politique si Afrique dafa metti kon bu yàlla dogalee mu ñëw nekk opposant xale yi gëm ko topp ko am si moom yaakaar am si moom cofeel di ko jàppale di ko bëccëgal di ko guddiil heure bu nee jóg leen ñëpp jóg kon am na place yoo xamante ni bii ak lu mën a am war naa sàmm boppam ba warta maanaam jege sax luñ koy tudde ci xeetu dafa violé ak violé wul. ñu wax ci leneen foyer des jeunes bu Bambilor maire bi di Ndiagne Diop joxe na fa lu toll ci fukk ak ñetti millions ci suñu koppar loolu nag ngir ñu defaraat boobu les foyers ki nga xamle di njiitum foyer des jeunes bu Bambilor Abdou Karim Fikou ci micro Janvier Mendy. tey ku fi ñëw di nga gis vraiment li nga xamante ne nii mooy nit ñi tàmbali nañ liggéey bi entreprise bi ko commencé vraiment mu ngi def liggéey bu am solo moo waral ñu ne tey nañ fi daje presse bi ñëw xool exactement xam liggéey bi nan lay doxee mu nekk benn
vraiment loo xamante ne ni ñëpp dañ ciy participer ñi nga xamante ne nekkuñu fi ak ñi fi nekkul xam exactement nan la liggéey bi demee. waaw dañuy réfectionner salle bu mag bi ak li nga xamante ne ni mooy salle bi nekk suñu wet donc loolu ñun bi ne suñu wet ñun foyer ñun ñoo ko jëloon en charge pour def ko mais salle bu mag bi mairie bi moo jël en charge pour réhabiliter ko defar ko ba nga xamante ne nii vraiment ku fi ñëwati di nga xam ne foyer des jeunes bu Bambilor nekk na foyer boo xamante wala bokk na ci foyer yi gën a rafet ndax boo xoolee activités yi fiy am yëpp ci département bi wala boo ñëwee tey dans les 4 wala commune de Bambilor lépp fii lay amee kon donc loolu noonu vraiment war nañ képp ku fii ñëw rek boo ñëwee xam ne fii nga ñëw kat nekk na kër goo xamante ne këru ndaw ñi la mais am na li nga xamante ne muy taxawaay bi ak defar bi nga xamante ne moom la ñu war a def ci biir kër gi ku ko ñëw rek xam ne wax dëgg yàlla kër gi mérité na li nga xamante ne donc noonu la mel moo waral ñu fexe waxtaan ak maire pour mën a am benn collaboration pour mu defaral ñu li nga xamante ne mooy foyer bi. waaw xam nga lépp rek maanaam ci appel d'offre lay amee ndax dañuy soumettre entreprise dañuy soumettre mairie bi jël projet bi donc lancé ko ci journal L'As boo xoolee sax da ngay gis appel d'offre projet yi. yàlla def entreprise bi ko gagné mu ngi tudd EGB entreprise de bâtiment général ñooñu aussi tamit bi ñu ko gagné ñu ñëw commencé li nga xamante ne mooy activité bi enveloppe bi ci li nga xamante ne nii jàpp naa ko ci mu ngi tourné autour de 13 millions donc loolu nag moo tax ñun ñi nga xamante ne ñun la ñuy defaral moo tax ñu bëgg a ñëw ànd ak entreprise bi saytu accompagner leen xool li nga xamante ne loolu la ñuy liggéey effectivement ñu mën ñu jàppale defal ñu li nga xamante ni ñun loolu lañ fi bëgg. ñu dem ci xibaaru bitim réew fële ca RDC ñaari takk der moom nangu nañ ne bokk nañ ci ñu faat kii di Floribert Chebeya ak Fidel Bazana ñooñu nag nekkoon ay militants droits de l'homme congolais ñooñu sax ñu ngi xamal ne am na ñeneen ñoo xam ne itam bokk nañ ci boobule crime. ñu dem fële ca États-Unis tey jii ci talaata bi dinañ doon ñaareelu procès destitution wu Donald Trump moomu sax moo fa njëkk a nekk président boo xam ne dina def ñaari procès destitution moom nag ñu koy toppee militant yi nga xam ne dañu doon def ay manifestation ba am sax juróom ñu ci ñàkk seen bakkan ñu jóge ci xibaaru bitim réew dem xool li am ci xëtu yéenekaay yi ñu ànd seek Alioune Badara Diop. daleen di jàmm xëtu yéenekaay yi dañ koy doore li nga xam ne mooy Témoin Quotidien jël si waat ci li nga xam ne mooy journée dem bi nga xam ne jot na am Dakar ginnaaw Dakar bi ñu gisee ne feu boo xam ne jot na fa am ginnaaw tamit li nga xam ne mooy yenn ci ay militants yi nga xam ne Ousmane Sonko jot nañ doon fépp di xeex ñi nga xam ne ñooy policiers yi ginnaaw bi ñu jéemee arrêté li nga xam ne mooy seen leader di Ousmane Sonko mbir moomu lay doonoon lu jafe lool ba tax na li Quotidien moom delluwaat ci li nga xam ne mooy accusation de Sonko la sombre histoire de Adji Raby Sarr maanaam ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ginnaaw bi mu juree li nga xam ne mooy coow fii ci diwaanu Sénégal mbir moomu la doon lu jaaxal askan bi ndaxte xale bu ndaw toll ci fukki at ak juróom benn doon koo xam ne tey jii nii ñëpp ñu ngi koy wax ci loo xam ne ci wàllum viol boo xam ne jot nañ ko tuumal ki nga xam ne Ousmane Sonko ndax mbir moomu la am na ñu teewle ki nga xam ne mooy l'observateur di affiché ki nga xam ne mooy image ki nga xam ne Ousmane Sonko muy reetaan mu mel ni Ousmane Sonko mii am na yaakaar ci li nga xam ne moom lañ koy tuumal ni defu ko mu ngi miim li nga xam ne dañ ko tuumal ni bu moo ko def mu mel ni benn yoon defu ko ginnaaw Ousmane Sonko yenn ci ay militants ma jot nañ xeex ngir moom génn nañ xeex li nga xam ne mooy wàllum injustice bi nga xam ne jot nañ ko dawal ba tax na Vox Populi del si wàcc ci li nga xam ne mooy bis bi nga xam ne kenn dootu ko fàtte fii ci diwaanu Sénégal ginnaaw yenn ci ay manifestations yoo xam ne kër yoo xam ne jot nañ ko yaaxate yenn ci ay commerçants yoo xam ne jot nañ ñàkk seen li nga xam ne mooy seen i bagage ginnaaw fi nga xam ne mooy cité góor gi ginnaaw gis nañ fa yenn ci manifestations yoo xam ne xale yi dañoo taalay pneu taalay oto yoo xam ne ñu ngi foofu noonu mel ni mbir moomu ne doon loo xam ne naqari ñi nga xam ne ñooy militant ki nga xam ne Ousmane Sonko enquête yéenekaay mel ni kuy dëggal li ñu mel di waxaat ci li nga xam mooy bisu dem bi mu mel ni yàqate bu métti jot nañ ko fa gis nañ tamit ay taali pono yu métti gis nañ tamit safara su bëree démb ci fi nga xam ne mooy diwaanu fi nga xam ne mooy kër góor gi l'évidence moom di def nataal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak kii di Macky Sall mu mel ni ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky Sall dafa bëgg a fay li nga xam ne mooy opposition bi ginnaaw tuumal bi nga xam ne jot nañ ko tuumal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci wàllum viol bi nga xam ne jot na ko def benn xale bu ñu naan Adji Raby Sarr tristement célèbre maanaam xale bi nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ci fukki at ak juróom benn moom moomu lay siiw na lool ba tax na tey jii nii fépp foo xam ne yaa ngi tijji li nga xam ne mooy yéenekaay yaa ngi ciy gis photo ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr xale bi lay yëngal na fi nga xam ne mooy Sénégal ba tax na démb Sénégal dafa tàgg jëppet tàgg la def dama ni
boo demee fi nga xam ne mooy résidence bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci cité kër góor gi démb tàngoon na lool jàmmaarloo bu métti métti jot na fa am ñu ko ne ak la tribune moom tey ñëwaat ba tey ci li nga xam ne mooy pro Sonko yi xale yi nga xam ne ñooy kaas ak ki nga xam ne mooy Sonko mu mel ni ñoom dañoo bañ ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko du dem uyu gi benn mu mel ni mbir moomu leen doonoon leen métti woon torop ba tax na génnoon na kaas fi nga xam ne mooy diwaanu fi nga xam ne mooy cité góor gi wante tamit ci VDN bi lee te mu mel ni mbir moomu lay yemutoon fi nga xam ne mooy Sénégal parce que boo demee ba diwaanu Paris xale yi foofu noonu génnoon nañu saboté foofu noonu génnoon nañ tamit kas li nga xam ne mooy wàllum doléance bi nga xam ne jot nañ ko tuumal ki nga xam ne mooy seen leader boo di Ousmane Sonko continuer ak li nga xam ne mooy las ñëwaat ci li nga xam ne mooy ci bis bi nga xam ne kenn dootu ko fàttali mu mel ni mbir moomu lay doonoon na loo xam ne daf ko marqué lool bi nga xam ne mooy diwaanu Dakar parce que ay oto yu tàkk kër yu tàkk lu leen nga si doon gis ay pneu yu tàkk mu mel ni xale yi nga xam ne ñooy défendre ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñoom moom génnoon nañ ak masse boo xam ne tey jii nii ngir bañ yóbbu gi nga xam ne mooy seen leader ba tax na L'As Quotidien affiché li nga xam ne mooy les Sonko se mettent le feu partout fépp lañ def li nga xam ne mooy safar mu mel ni mbir moomu dafa métti woon ñi nga xam ne ñooy kaasal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko continuer ak li nga xam ne mooy Sud Quotidien dellusiwaat ci bis boobu léegi dellusiwaat ci li nga xam ne mooy bouclier ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko les patriotes bouclier de Ousmane Sonko ñoom moom la ginnaaw mbir mi nga xam ne dañu ko tuumal ki nga xam ne mooy seen leader ba tax na génn nañ taal ay pono manifesté wu ba tax na ñoom léegi ñu ngi wax ne duñ yóbbu benn yoon ki nga xam ne mooy seen leader boobu di Ousmane Sonko desandi ci li nga xam ne mooy libération dem ba xool débat ginnaaw benn autorisation boo xam ne jotul woon am ci benn immeuble boo xam dañ ko woon tabax foofu noonu mu mel dafa daanu rey fa luy toll juróomi doomu aadama te ginnaaw ci noonu ki nga xam ne moo doon entrepreneur moom lay papier yi nga xam ne moo war a mat pour mu tabax li nga xam ne mooy immeuble boobu noonu mbir moomu lay matoon benn yoon ñu continuer ak li nga xam ne mooy source a grosse colère de l'opposition bu mel ne dañoo mer ba futtu ba tax na Sonko boys yi maanaam ndaw ñi nga xam ne ñooy Sonko génnoon nañ def yëfu vandalisme taal li nga xam ne mooy fépp boo xam ne gi nii dinañ fa mën a jaar pour jël ki nga xam ne mooy seen leader di Ousmane Sonko ba tax na démb Dakar tàngoon na jër métti lool le quotidien moom dellusiwaat ci li nga xam ne wàllum jàppale bi nga xam ne xale yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Sonko ñoom moom la jàppale ko nga xam ne mooy seen leader boobu di Pastef ki nga xam ne ba tax na quotidien moo affiché li nga xam ne mooy Pastef masse avec force maanaam Pastef ñëw nañ ak doole ju bari ngir défendre ki nga xam ne mooy seen leader boobu di Ousmane Sonko dellu ci ak li nga xam ne mooy critique ñëw ci li nga xam ne nataalo ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko alerte sur la sécurité publique ba tax na Ousmane Sonko moom lay ginnaaw tuumal yi nga xam ne jot nañ ko tuumal mu mel ni mbir moomu du benn yoon amul benn yoon ba tax na mu ngi wax pour ñu saytu li nga xam ne mooy assemblée nationale ngir ñu dindi li nga xam ne mooy immunité parlementaire bi nga xam ne mooy tax mu mën a dem wuyu ci ki nga xam mooy procureur wante donte li nga xam ne mbir moom la dindiwuñ ko du mos a dem wuyu ci ki nga xam mooy procureur bi del ci Rewmi Quotidien di affiché ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko va-t-il sauver sa peau ndax Ousmane Sonko dina seral li nga xam ne mooy deram ndax moo def ndax defut lépp Dakar Times moom del ci li nga xam ne conseil présidentiel pour l'Afrique ba tax na ki nga xam ne mooy njiitu réew bu France moom di Emmanuel Macron moom la lancé na ab message bu fort boo xam ne ñi nga xam ne ñuy entrepreneur nekk fi ci diwaanu Afrique les échos moom del ci li nga xam ne mooy ci bisu démb boobu lee l'enquête bouclée le dossier envoyé au procureur aujourd'hui maanaam li nga xam ne mooy enquête bi lee bouclé nañ ko ba tax na dossier bi yóbbu nañ ko ci loxoy ki nga xam ne mooy procureur ci noonu démb bi nga xam ne ginnaaw bi ñu jéemee jël si ki nga xam ne mooy seen leader boobule pro ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam ndaw Ousmane Sonko yi yëngal nañ gësam ba mu saf sàpp taal ay pëna yëngal fi nga xam ne mooy Sacré-Cœur waaye tamit kenn demul des ñi nga xam ne ñoo nekk fi diwaanu France ñoom tamit yëngal nañ foofu bu baax a baax di ñaawlu li nga xam ne wàllum injustice bi nga xam ne jëmal nañ ko ci nga xam ne mooy seen leader boobu di Ousmane Sonko del ci li nga xam Le Soleil del ci li nga xam ne mooy immunité parlementaire bi nga xam ne war nañ koo dindi ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mu mel ni mbir moomu lay procès boobu lay mu ngi en cours mu ngi en gestation ñu ngi koy saytu bu baax a baax del ci li nga xam ne direct news dafa mel ni dafa del ci wàcc li nga xam ne mooy journée dem boobu lay Ousmane Sonko et la masseuse Ousmane Sonko ak ndaw si nga xam ne moo ko doon massé mu mel ni mbir moomu lay jot nañ ci yaatal bu baax a baax fii ci direct news Walf Quotidien moom del ci wàcc li nga xam ne mooy bésu dem bilee ginnaaw ci ay taal yoo xam ne jot na am foofu noonu ginnaaw ci ay pneu yoo xam ne dinañ ko fa taal ay oto ñuy yàq Auchan yeneen ci ay mbir yoo xam ne jot nañ ko yàq boobu ginnaaw bi ñu jéemee jël si ki nga xam ne mooy seen leader di Ousmane Sonko Dakar à tout feu à tout flamme récit d'une journée mouvementée bés bu yëngu la woon démb ci diwaanu Dakar dem ci xibaaru tàggat yaram Rewmi Quotidien wante dañuy dem ci li nga xam ne version sport Napoli est menant sur Boulaye Dia maanaam ki nga xam ne Napoli ak lii di AS Milan ñoom ñu ngi ci dox ci nga xam ne mooy Boulaye Dia ngir recruter ko indi ko fi nga xam ne mooy seen équipe boobule Mbaye Niang ak Pape Aliou Ndiaye dem nañ Arabie Saoudite
dese na ci stade moom di wax ci li nga xam ne mooy coupe d'Italie demi-finale yi retour yi ginnaaw Inter ak ki nga xam ne mooy Juventus de Turin record des ci li nga xam ne mooy Pape Aliou Ndiaye mu mel dañ koo croix ci li nga xam ne mooy équipe nationale mbokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ba suba incha allah jërë ngeen jëf ba cant ak ngërëm ñeel na la Alioune Badara Diop mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teelu bi way leen di topp programme Zone 7 TV bu suba incha allah si yeneen i xibaar jërë ngeen jëf